فبقول أمنا أكشن يا نتكلم soññi ci waa asalem yi du rek asalem ñëpp lañ koy wax ndax am na zaafatu minal iman set ci ngëm yàlla la bokk raxasu bi ngay raxasu bala ngaa génn ak boo dellu seen raxasu ak lépp looy def nga boole koog cet dafa am solo an nazaafatu minal iman set ci ngëm yàlla la bokk lu jiitu lii di am sax dañu koo war di def balaa léegi kon ñu ngi ñaax ñëpp ci ñu ànd ak seen set ci place yeeg toog waa yeeg xale yi ñu yorit ñu jéem leen cee jàngal loolu yar leen ci soññ leen ci loolu. aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na aar sa bopp aar ñi la jege tamit ku nekk def sa wàll. bu koy def nii rek nga diw ko sa yaram bi yëpp sa kii bi yëpp. loxo bi parce que bii rek non non loxo bi. ah loxo bi rek. waaw même kuy raxas rek. toll nañu jamono joo xam ne joxe loxo sax wóorule toll nañu jamono joo xam ne di dajaloo sax waarule first to gain. Aujourd'hui, vous constatez que nous sommes en campagne de sensibilisation pour permettre aux populations de comprendre la gravité de la maladie et vraiment de prendre toutes les mesures d'hygiène édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons depuis ce matin fait des mosquée par mosquée, nous avons acheté des gels antiseptiques que vous voyez ici, que nous sommes en train de donner aux différentes mosquées, mais également à la population pour qu'ils comprennent. En même temps, nous lançons des messages de sensibilisation parce que nous avons constaté, depuis la fermeture des écoles, les enfants sont dehors. Le président de la République a demandé de fermer les écoles pour que les élèves ne soient pas ensemble. yéen ci ngeen bokk. yàlla moo leen di fay yal na yàlla. amiin amiin seeni doom la yéen a war a wax ay masque ngir aar askan bi ci jàngoro bi ñëpp di wax fan yi ñu rek moo ci mën jàppale ak raxas loxo masque yi moo nekk ci hôpitaux yi amuñu si lu bëri ñu daal di defar lu ci koñ bi ay masque pour ñu seetoo ko. ñu joxe distribué tey ay masque comme niñ ko faral di defee fan yële jot nañ fi distribué ay produits antiseptiques ak ay savon ak lépp xam nga ci kër yi nekk ci gox bi yëpp loolu yëpp dañuy ànd suñu contribution ci xeex bi nga xam ne bon guerre bi ñu déclaré bi nga xam ne président de la République moom la déclaré dëkk bi mu déclaré ko contre coronavirus bi nga xam ne feebar bi nga xam ne moo lëmbee réew mi lëmbee àddina yi. alhamdulilah ñun ñi ngi sant yàlla parce que yàlla daf ñu booleel loo xam ne dañ ko ciy santé suñu biir gox dañ fa am koo xam ne médecin la docteur la benn am fi yeneen bonne volonté yoo xam ne sax ñoo ñëw masque yi jox ñu ko xam ci association bi pour ñu mun ko distribuer. aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na. tey nag si dimanche bi maire nañu génn tey def fast test bi nag ñu ngi teg si ay point wu HLM 2 bi mooy Brioche Dorée bi en face Maye Sall jàkkaarloog Brioche Dorée bi et def si point bi nga xam ne mooy garage Guédiawaye nga xamante ne boobu si booru école Samba Gueye bi jël beneen point bi dem ci HLM 6 Nimzatt ci guy gi teg benn point foofu jóge foofu nag dem ci Cité Port si buntu pharmacie bi kanamu pharmacie bi jàkkaarloog Massalikul Jinaan teg benn point pour nag sensibiliser population bi xamal leen lu tax ñu teg loolu lu tax raxasu bi lu tax fomp bi lu tax tamit gel bi ñuy def yooyu yëpp ñu sensibiliser leen duñ boo ñëw rek ñu bàyyi la nga def boo ñëwee dañ la sensibiliser wax la le pourquoi li ñu def ko. da ngay respecté masque yi da ngay respecté distance yi nga xam ni moom la ñuy sëq nañu respecté li nga xam ne ni moom la ñu wax ni bàyyi leen regroupement yi ak grand place yi bàyyi leen biir terrain yi ngeen di def ci football yi. da doon tëlee xale yi distance 1 mètre.
wala boog sax lu ko ëpp. tey li ñu def nañ ko ci turu HLM yëpp mais li ñu def aussi dañ ko def fii si gox bi nga xam ne ñun fi lañ dëkk muy HLM 5B. HLM 5B ñun yor comité de veille bu nga xam ni yàlla dafa def ñu jiite mais ñu nekk ci ak suñu ay naataango nekk ci ay jeunes suñu naataango yi suñu ko waxee mooy élus locaux yi nekk ci ak délégué quartier nekk ci imam nekk ci ak représentant curé nekk ci ak bàjjenu gox mais nekk ci ak askan yi parce que askan yi ñun ñoo ñu gën a amal solo parce que ñi nga xam ne dañu fa nekk ak nomba tànk askan yi nga xam ne dañu jóg kenn laaj leen dara ñu jóg ñëw bokk ci ñoo am solo kon ñu nekkoon ci ñu ne HLM 5 nag dafa teel a yeewu depuis Covid bi jóg si ay jigéen ay mag ay ndaw ñu ne nañ jóg waxtaan suñu ay doom nañu jóg aar suñu gox ñuy wax 0K ci sama gox 0K sama gox nag du ay waxi kese 0K sama gox ci doxin la 0K sama gox ci sensibilisation la surtout parce que soo bëggee mu bañ dugg xam nañu buntu yëpp yi nga xam ne foofu la Covid bi jaar corona duñ ko gis mais xam nañ ko te comme xam nañ ko nañ ko tëjul buntu yëpp ndax gan gi moom soo ko bëggul jël da ngay fexe bu tëj buntu yëpp ñu mën a jaar te xam nañ ko mooy si diggante raxas loxo yi ba mu set takk ay masque dadani ko bañ a dajaloo mais surtout aussi di bañ a génn si génn bu nga xam ne amul solo. situation bi moo ko joxewuloon mais bi ñu demee ba nga xam nag lëf li taxaw na ne jom ñu ne léegi nañ ko def conseil ordinaire la mais ñu tuddee ko spécial bi lan moo ko andi mooy dañu ne xaalis boo denc ci kees te c'est population moo tax nga denc ko soo demee ba population bi am difficulté soo fa dencee xaalis bi jum nga loolu moo tax ñu ne budget bi yëpp la ñuy reprendre ñu xool chapitre yëpp xool passage yëpp lu ci ne ñu am lu ñu fa dindi ba arrivé pour mun a génne 220 millions yi nag ci li ñuy jëndee produit ci li ñuy jëndee ceeb yeeg diwlin yeeg suukar yeeg. ndax budget bu nekk en place la. waaw budget bi mu ngi en place li tax mu ngi en place parce que ki lay jox taxaw na pour jox la ki koy fay taxaw na pour fay ko ba mun nañ considérer ni budget bi. C'est Madame Faye, la secrétaire municipale de la commune des HLM. Ça fait une dizaine de jours on a entamé la distribution des kits d'hygiène comme ni ñu koy waxee parce que conseil municipal bi mu réunir donc dañ dégager benn montant bu consistant bu 202 millions mais pour ñu jël en charge quand même la pandémie au niveau de la commune des HLM. Comme yàlla dafa defoon état dafa am les bourses de sécurité familiale ba pare mu am ciblage bu ñu ci def mu am une partie de la population qui a bénéficié de l'appui de l'État mu des une autre partie donc foofu la commune se avait le devoir quand même de prendre en charge cette autre partie de la population qui n'avait pas bénéficié de l'appui de l'État. Loolu moo indi bi ñu ko waxee conseil municipal ne nañu jël en fait def des kits d'hygiène et des kits alimentaires donc kit d'hygiène ak kit alimentaire yi bi ñu ko defee donc def nañu les procédures normales ba nga xam ne léegi on a été fourni bi ñu ko defee yàlla def on a senti que la pandémie donc le Covid-19 dugg na ci suñu biir commune commencé di am ay maisons confinées là l'autorité qui est le maire nous a instruit de démarrer donc la distribution des kits d'hygiène pour pouvoir arrêter stopper net donc cette circulation de du virus. aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na lëmbeti na àdduna am na Sénégal dugg na ci gox yi am na ñi mu dal nañu moytu salte setal question de santé nationale bul ba jëfe ko message bi dafa clair wel ñoo ngi ñaan corona dem terre waruñu lii nuy def nag sensibilité bi ñu ànd ak waa Croix-Rouge ñoom ñëpp jóg ngir réew mi yal na leen yàlla fay ndax yonent bi dafa wax ni hubbul watan minal iman bëgg sa réew ci ngëm yàlla la bokk te bëgg nañu réew mi ndax réew mi li muy rëy rëy ñun Ndakaaru la ñu am Ndakaaru li muy rëy rëy ñun ñii toog HLM gii la ñu am kon nag ku ko fonk rek ñu gën la fonk yal na yàlla jàppale leen may nu ci ndam te mbas mi balaa yàgg yal na ko fi yàlla jëlee. maire de la commune des HLM ci turu conseil municipal bi ci turu administration bi ñu ngi ñëw fii ci comité de veille bu HLM 4A di leen accompagner ci liggéey bi ngeen di def puisque comme ni ngeen ko xamee commune bi dafa demander que quartier bu nekk moo am comité de veille et d'alerte
fii seen comité de veille et d'alerte ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager puisque liggéey bi ngeen def autour de la présidente Mame Lucie et autour du délégué de l'imam ñu ngi leen rendre hommage du defal nag mention spéciale imam Sarr puisque imam Sarr man dama naan ko toujours tu es la fierté des HLM puisque jege nga askan wi te doo génnee HLM aussi cër bi ñu lay jox day nekk suñu fierté ñun Mame Lucie tey dañ ñëw indil quartier bi 1103 masques ci biir 1103 masques yi mu am 800 masques lavables mu am 800 masques chirurgicaux puisque aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe. Awa Evelyne Sarr. Awa Evelyne Sarr. Aujourd'hui, l'association Déclic a décidé de distribuer des masques. On voudrait savoir le pourquoi d'abord et à qui sont destinés ces masques-là. Ça n'étonne personne que Déclic distribue des masques. C'est une question de salubrité nationale qui intéresse tout le monde et qui interpelle tout le monde. Il n'est pas étonnant que Déclic donc le fasse à l'instar des autres organisations de la société civile. Salaamaaleykum waaw jaajëf waay di leen nuyu bu baax di nuyu sama gaay yëpp di nuyu waa HLM que fii ñu nekk feebar bi mi ngi def ay ravage tu vois di def ay ravage man daf may tiital sax di gën a yàlla ñu yàlla dolli sutura mais gars yi il faut ñu def benn travail benn job il faut ñu def benn job boo xamante ne ci ñun lay jógee déjà ci ñun lay jógee kenn ku ci nekk am nga ci rôle bi mooy déjà ñu limiter yenn dugg ak génn yi gàttal tànk yi quoi am na solo bu baax tu vois parce que feebar bi lu muy bañ mooy dajaloo bi lu nekk mën na ci xew donc nit ku nekk mën na la ko jox ba pare xamoo problème bi mooy kenn xamul ku ko am problème bi aussi mën nga ko am mu bañ la def dara ba jox ko nit mu gaañ nit boobu